عدمنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الواهبين سيد الحمد mi ngi tudd Awa Mouhamed Gueye nekk fii ci Dakar Sacré-Cœur 3 waaye mën nañu wax ni ndaw la boo xamante ni bu am pas-pas ci xadara maam Cheikh Seydil Hadji Malick looloo tax na mu engagé nekk ci COSCAS di ci taxaw di dem di dikk nekk soldaar boole koog liggéey boo xamante ni bi mucc ayib kon tey ci 8 mars bi moom lañ doon seet si ngir mu wax ñu jigéen en tant que ci service su xadara bi yan rôle la ci war a jouer ak yan comportement moom la ci nekkee kon Awa Mouhamed Gueye comme 8 mars bi jigéen ñi ñoom ñoo ko moom mu nekk symbole yow tey la ñuy déglu nga mën ñu wax sa activité ci biir COSCAS ak sa liggéey ni muy demee topp leen ñu ak Awa Mouhamed Gueye ci COSCAS. jërëjëf Seydi Habib vraiment maa ngi kontaan bu baax ci seet si bi nga ma seet si waaw man maa ngi tudd Awa Mouhamed Gueye je suis responsable business développement ci benn këru liggéeyukaay di ndaw dëkk Sacré-Cœur 3 bokk fi daayira bu ñuy wax daayiratul Murabbin Serigne Mansour Sy Abdou Dabakh mooy suñu wasila may yëngu aussi ci COSCAS depuis 2016 bokk Dakar 1 nekk jeunesse nekk sous commission pôle digital ku ñuy wax Khalifa Silla mooy suñu njiit moo ñu jiite. macha allah loolu am na solo léegi bu ko defee en tant que jigéen tey ci COSCAS laa leen njëkkalaat foofu tey fa la ñuy démarrer. maanaam sa taxawaay ci COSCAS ak lan moo la motiver ba nga ñëw accéder biir COSCAS ak ban année la. waaw comme ni ñuy waxee rek le hasard n'existe pas parce que depuis ma nekk xale dama mës a am benn cofeel bu ma am ci xadara bi ak ci kër geeg njaboot gi. bon moyen boobu rek laa amoon pour mottali sama tarbiya ci kër gi xool naa nag nu nekk nu ma ko doon defee xam nga xale amoo moyen amoo doole bon ma xool daal ba benn jour ma am ñu ma xamoon via Facebook ay Maodo Malick Kébé bon xamuma ko woon non c'était virtuel ma bind ko message laaj ko affaire yi nu mu demee mu expliqué ma ne ko ku bëgg a bokk affaire yooyu mu ne ma rupture tenue dafa am mais su amaatee incha allah ñuy affilié bon c'était en 2012 wala 2013 yu mel noonu entre temps nekkete xamante woon naa ak ku tudd Awa Sène Dakar 1 ñu bokkoon benn groupe Facebook daan si échange di waxtaan ak yooyu bi ma ko expliqué ñu tasee journée Cheikh ñu nekk di def marche mooy premier jour journée yi. jeune Tidiane Malick yi seen rassemblement boobu ñuy def ma gis ko mu sol tenue ñu waxtaan mu ne ko waa kay justement aw man de bëggoon naa bokk COSCAS bu ba léegi xaw ma parce que nee nañ rupture tenue dafa am après moom mu confirmer ma loolu ne ma amul benn problème bu affaire yi sottee rek dinaa la wax yàlla si ñooñ la ko jaarale vraiment bi yëf yi sottee aussi Awa contacté waat ma yóbbu ma Dakar 1 si Pa Mbaye Kébé yal na ko yàlla yërëm suñu président bu baax yaatal ma dalal ma ñëw Serigne Mbaye Samb aussi ñoom El Hadj Malick Diouf ñoom Abdourahmane Faye ñoom Mamadou Faye vraiment man COSCAS dama fa amaat beneen famille parce que dama jógee Sacré-Cœur dem Médina bokki te fii am naa ñu ma gën a jege ma egg foofu ñu njaboote ma recadré ma boole ma seen biir ma amaat fa beneen famille vraiment ñoom aji xuja am fa ay mag ay yaay ay papa ñoom pa jité sama dugg COSCAS daal mën naa ne noonu la. macha allah loolu am na solo mais léegi en tant que tey ku ñëw tey gis soxna Awa Gueye bu sol mbubu COSCAS. ci biir Tivaouane wala hors de Tivaouane ci événement yi am soit mu am Dakar yow loolu liggéeyee ci biir COSCAS sa activité. waaw man nag bi ma ñëwee dañ ma yóbbu jeunesse d'abord ku ñuy wax Makumba Sow mooy suñu président Abdourahmane Faye mooy suñu vice président bi ma ñëwee
ñu yóbbu ma ci Khalifa sous section boobu mi ngi tuddoon NTIC après sax fan yi jamono yi lañ ko def pôle digital NTIC la woon ñu yore tout ce qui est plateforme multimédia ñu am ay canaux de diffusion que ça soit Facebook sur Twitter Instagram donc doon def ay retransmission en direct di liggéey en étroite collaboration ak la DTV RDV pour yóbbalu gàmmu yi ñu daan def ak suñu oustaz Abdou Aziz Fall moo ñu ko daan defaral donc au début c'était ça bu ñu ñëw retransmettre dañ daan dem fa le ministère de l'intérieur jël CRD yi ak CDD yi dugal ko ci site web bi www.coskas.org bi li ci des ñu def ko ci Facebook bi tëjte bourde bi université populaire bu Tivaouane aussi bu ñoom Mamadou Mboub di jiite ñu daal di ci jël aussi quelques extraits waxtaanu mu alim ñu muy def darsu bëccëg bi ba ci noppalu bi darsu bi tamit dañ koy jël après bu ñu noppaloo nag ci ëllëg sa nag bisu gàmmu nag bon ñu nekk ci installation yi waajal cérémonie officielle après cérémonie officielle nag guddi gu mag gi foofu moom vraiment day fekk ñëpp sonn mais dañuy nekk ci service bi parce que daal foofu moom doo gisati dara service bi rek macha allah. macha allah mu mel ni dañ ciy gis amour. waaw li ngay def dafa mel ni amour lañ ci gis loolu. noo koy dundee parce que de un jaa ngi ci biir xadara Mansour El Hadji Malick ci biir cérémonie officielle guddi gàmmu ci biir loolu moment yooyu noo koy dundee ak suñu naan ñetti fanu gàmmu. jour noppalu jour gàmmu ak ñetti fanu ak buñ gàmmu ba suba en tant que ziyaara général moment yooyu lan lañ mel ci yow. mbégte rek parce que damay wax ne man li may réccu ci sama àdduna mooy li ma yéex a dugg Coskas parce que nee naa bi ma duggee Coskas bon ñu ngi daan gàmmu certes man daayira bi ma bokk macha allah daayiratul murabbin fii Dakar Jamiya Dakar yëpp xam nañ ko ndax kuy daan toog ci kanamu Serigne Mansour di wax def ñetti per yi di ubbi gàmmu ak journée Cheikh a gàmmu Zawiya ba macha allah imam Cheikh Ahmed Tidiane Fall moo ñu njaboote ñun ñëpp yar ñu ci loolu xam nga loolu dangay am amour bi nga ñëw bokk Coskas mu gën a am lu mu yokk ci man vraiment su ma ñëwee ba sa sama tenue damay nekk beneen nit Awa Mohamed bi may bàyyi Dakar ak bii nekk Tivaouane day nekk leneen foofu gisatuma leen du service bi sol naa yëre bi mooy soldat daal bu dem ci xare nekk avec les armes gisatuma dara service bi rek amatuma beneen itte parce que dañ fi daan nekk ay ndaw bi ñuy dem gàmmu gàddu ay valise xam nga yëfu jigéen léegi dem naa ko bu may dem gàmmu bu dul yëfi Coskas rek ñoo may topp amatuma leen lu may topp damay voyager léger su ma eggee nekk ci service bi duñu tal dara benn itte rek la ñu am que gàmmu gi jàll ci jàmm muy suñu ndam di ndamu ñëpp ñun loolu rek la ñu am amuñu beneen itte gàmmu gi rek mooy suñu itte. macha allah et aussi mu nekk loo xamante ni mën naan influenceuse la ci peut-être ci ñi nga xamante ni peut-être bëgg nañ am accès ci Coskas tey ki nga xamante ni tey mu ngi bëgg bokk ci Coskas nekk jigéen. ak ni jigéen xaw a mel. waaw tey kooku tey boo ko doon conseiller yan comportement ak yow loo koy wax daal ba nga xamante ni tey amul war na cee mën a dugg participer ci te du ko yàqal liggéeyam comme yow macha allah yaa ngi ci say activité yaa ngi ci Coskas. waaw surtout ñun nag jigéen ñi Coskas dafa xaw a sensible ndax lu ñuy représenté la service su Seydi Aboubacar Sy la dañoo laaj yar comportement yi surtout ñun jigéen ñi parce que ni ñuy déjà rek comportement yi suñu tenue yi nu ñu koy ñawee da siy jouer ni ñuy comporté woo ci biir nit ñi da siy jouer am nag ay commission yu sensible yu si mel ni ay rawdu ñu nekk ay ordre dafa nekk ay commission yu sensible parce que ñoom ñoo fa nekk ñoom ni ñuy comporté woo rek noonu la nit yi di comporté woo ba dugg ziyaara parce que am na yenn façon col yi ñi dañ koy bañ yenn façon comportement donc bu ñu ñëwee gis ñun ñi ndaw yi ñu am nañu mel jigéen ñi soxna yi bu ñu ñëwee bëgg la rappeler à l'ordre sax bu la neexee mën nga ne duma def li nga wax parce que yow gis nga ni nga mel mais macha allah ñu ngi sant yàlla ci côté boobu ndax ñun suñu section yi bon man fi ma bokk Dakar 1 ku ci mel ni aji xujjas mën naa ne moom laa ci jiital ndax ñun bu ma ko tuddee rek tudd naa ñëpp mi ngi ñuy teg ci yoon seetaanuñu benn yoon mi ngi ñuy toppatoo
mi ngi xool suñu comportement yi nañuy comporté woo ci biir même bu ñu ñëwee réunion sax duñ ñu bàyyi vraiment ñi yar même lu ñu manqué le kër ga sax suñu ñëwee au sein du COSCAS ñu koy mëtalil bu baax que ça soit ci yar bi que ça soit ci diine bi nu ñuy comporté woo Tivaouane macha allah man de mën naa ne ñi ma xamoon avant ba ñi ma xam 2016 ak léegi gis nañ ne changement bu rëy am na ci man am na changement parce que aussi munoo ne taalibe nga yaa ngi ci kër gi nga bokk ci service bi di côtoyer njaboot gi di am yenn comportement yi bu dara changé wu ci yow sax war nga xoolaat sa bopp ñuy sant yàlla nag bu baax ku si mel ni suñu yaay soxna Ndeye associé aussi ñu ngi ciy jouer rôle bu baax mu ñuy recadrer même sur Facebook léeg-léeg ñu yëg suñu bopp sax ba am nu ñu def bon dinañu recadrer mi ñuy recadrer bu baax bu dajeeg moom aussi si daje yi macha allah ñun moom kër gi sant yàlla rek ak yaa soxna Umu Kalsum Mbay ñu naan ko kala bàyyiwuñu benn yoon moom it ñi ñuy jàppale daal suñu yaay ci xadara bi ñu ñuy jàppale bu baax macha allah. macha allah léegi man foofu laay gàtt di dugg benn entre parenthèse maanaam ndaw nekk jigéen ñi aussi nekk tamit ci réseaux sociaux yi. ndax mën naa ni ba doo bàyyi dara macha allah rabbi allahumma laa bëgg. maanaam loolu tey ban message ak façon de communication maanaam nga ci wanewaale en tant que jigéen tamit comme ni nga waxee noonu. ñi lay bàyyi xel da lay bari dina la gis ci xadara bi te aussi ñu lay gis ci Facebook bi. mais foofu ban façon communication ngay def ak ñoom. waaw foofu aussi tamit lu sensible la parce que communication dafa difficile neexul wax yombut mun nga wax bal la bu xësee dem rek dem na lu coup est déjà parti des fois nag xam nga ñun lu ñu sëñ Abdou daan wax rek taalibe day yem place su taalibe des fois nga gis loo xam ne sax ëpp naa wax wala def sax nga dëgg ci sa tànk ni suñu maam Abdou Aziz Sy Dabakh radiyallahu taala anhu ñu daa wax ne woy bi këpp gaal kenn du ko woy ci tefes ñun loolu la ñu gëm parce que am na yenn comportement yoo xam ne mënoo ne yow ndawu COSCAS nga koy comporté woo yow tey ñun li ñu war mooy ñun ay défenseur lañu ay soldats lañu yu nekk ci xare ñun lépp loo xam ne day tilimal kër gi wala mu koy salter rek ñun ñoo ci war a teg suñu tànk xeex ko nag ci moyens yépp parce que léegi macha allah nouvelle technologie àdduna day dox lépp a ngi fi lépp lu ñu daan nëbb rek tey feeñ na kenn mënatul nëbb dara surtout que ñun ñi nekk pôle digital bon de passage ñuy remercier Khalifa Silla bu baax ndax jàmbaar la jiite dafa metti jiite surtout ay xale ñu nekk ci man maa ngi ci ku ñuy wax Ahmed Tidiane ma nga ca ku ñuy wax Ibrahima Dianko vraiment kooku moom macha allah ay Amina madame Lo mi ngi ci ku ñuy wax Umu Kalsum kooku maam moo ñoo bokk section mi ngi ci macha allah commission bi daal ñi ngi góorgóorlu ay xale yi jàmbaar ñoo si nekk bu ñu ñëwee xamatuñu lekk xamatuñu naan duñu dem suñu ay dal man mën naa ne 3 années ngi nii dematuma suñu dal àndatuma ak suñu waa daayira damay jógee Dakar rek def direct bu ñu waxee maye leen ñun ordre de mission parce que dañ lay jox sa commission section bi nga bokk dañ lay jox ordre de mission man su ma eggee rek maa nga ca activité accident mooy ñëw naa laaj lan laa war a def Khalifa Silla ne ñu lii ngeen di def lii ñu disperser tâches yi ku nekk xam li nga war a def. macha allah loolu moom la nga léegi sa wàllu liggéey. parce que ñu la fekk ci sa bërëbu liggéeykaay. ñaar yi noo koy gérer des fois ba xam liggéey bi dina xaw a tënk ak liggéeyu xale bu fekkente ni tey am na weekend boo xamante ni ziara général la. d' abord am ngeen communication yoo war a def 15 jours wala ay 2 mois ci ginnaaw yooyu ñoo koy boole ba xam du am gàllankoor en tant que jigéen tamit. waaw côté boobu moom maa ngi gërëm samay supérieur bu baax. maa ngi gërëm monsieur Diallo ñu naan ko Omar S Diallo vraiment surtout ren ñëpp xamoon nañ enjeu bi mu amoon gàmmu dee am du am ñu bëgg digitaliser pour une première ci xadara bi. ñu dañuy digitaliser gàmmu bi. on a commencé avec les bourdous. mu nekkoon lu difficile de passage may gërëmaale Serigne Mbaye Samb ndax dox na ci lu am solo macha allah. sonn na ci lool Serigne Mbaye Samb di koy remercier mu nekkoon ay moments yu difficile parce que loo xam ne xamuñu ko woon ñu bëgg ko ñëw exploiter c'était vraiment difficile te communauté bi ñu am sur Facebook la Instagram ak YouTube
ñu waroon jël taalibe yi indi leen ci loolu génnee leen ci télé indi leen ci numérique défi la mais alhamdulilah suñu borom may nañu si ndab et réussir nañ ko bu baax a baax macha allah ren défi boobu la ñu amoon aussi samay supérieur ñu nekk ñu compréhensif surtout sama patron fii laa doon nekk ci bureau bi damay teg liggéey bi de côté maa ngi communiquer léeg-léeg Serigne Mbaye Samb sax da daan déplacé wu ñëw ba fii ñu am yu ñu daan lijjanti léeg-léeg ma ñibbi kër ga nekk ci affaire yi aussi ñu teel ma may jour ndax man dama teel a dem Tivaouane dem nekk ca ba mu ñibbisee macha allah bu ba léegi activité bu ma am amuma ci benn limite daal fu ma bëgg dem su ma ñëwee rek na leen damay dem bërëb sàngam lii xadara bi la dañ may bàyyi wax dëgg fa yàlla ma leen ciy gërëm bu baax a baax ndax mënoon naa nekk ñëpp xam nañ ne liggéey Seydi Aboubacar suñu maam def ne fonk leen seen liggéey waaw mu si charte priorité yi la bokk mais ñoom comprendre nañ ma ci loolu et ñu ngi ma ciy jàppale tamit bu baax a baax. macha allah léegi damay ñëw ci côté déplacement parce que tey des fois mën na ñëw ñu ngi am nañ gàmmu Ndar. des fois ñu ngi am nañ comme Bourg Populaire Mbour. yooyu tey déplacement yooyu nga xamante ni day laaj tamit yow it nga bokk ci équipe bi. en tant que jigéen feneen fu dul Tivaouane ak Dakar tey façon organisation yooyu tey moo leen koy organiser déplacement gàmmu Ndar yeneen gàmmu yu partout. waaw loolu aussi pour le moment. amuguñu doolee demagum bu baax ci yenn événement pour le moment ziar général la ñuy gën di couvrir ak gàmmu bi ak bourde yeeg kii yu ndaw yi parce que tamit audiovisuel dafa laaj moyen la laaj te comme dañuy door sous commission la yëf yaa ngi ñëw nànk-nànk yëpp yembeegul mais mi ngi ñëw nànk-nànk am nañ ci yaqin ne fii ak bu yàlla soobee lii mbas mi jóge fi gëm nañ ne bu ñuy reprendre suñuy activité incha allah dinañ ñëw en force avec du matériel haut de gamme di mën a vraiment couvrir événement yi comme il se faut parce que nag xadara bi surtout Coskas soxla nañ di couvrir événement yi ndax suñu mbokk yi nekk extérieur dañ ko soxla am na ñu nekk fii ci biir Sénégal nekk ci dëkkaat yi aussi nga xam ne mënuñu ñëw dañuy soxla di suivre comme ren macha allah gàmmu digital bi ba Italie aux États-Unis fu nekk nit message nañu rafetlu kontaan ci li ñu def waaw loolu moom ci suñu ay yéene la yéene président ma Ousmane Samb la yéene Makumba Sow la yéene aussi xalifa la surtout xalifa vraiment xalifa jàmbaar la macha allah xalifa si laa moom jàmbaar la. macha allah loolu sama kanam la woon ma jour gàmm ak bi passé bi ministre bi ñu ñëw. maanaam bëgg bi ngeen bëgg. te aussi taxaw doon diffuser affaire yi buntu jumaa ji invitation Papa Doudou kenn. sama yow tamit en tant que jigéen nga taxaw ci yooyu tey maanaam lan la lay def. mbégte rek parce que nga nekk ci dara ba nit ñi xàmmee la si jox la cër sant yàlla la rek ndax man meluma liggéeyuma ko fi man taalibe laa kese te taalibe laay mës a doon di sàkku rek nekk taalibe Cheikh loolu laay ñaan saa su ma jullee saa su ma paree samay awraat di ñaan suñu borom mu dëgëral ma ci li ma nekk def ma dëgg taalibe Cheikh parce que loolu rek laay ñaan loolu laa xam su ma génnee nit kontaan ba mu am yenn kàddu ay cofeel yu muy fësal si man du man Coskas la parce que bu du woon Coskas kenn du ma xam kenn du taxaw fësal si man yenn kàddu yi te du ma am yenn accès yi Tivaouane wax dëgg fa yàlla Tivaouane aw ma fa sens interdit macha allah diñ may toppatoowee sax sama kër duñ ma fa toppatoowee noonu yaatal nañ ma bëgg nañ ma ñi ngi may toppatoo loolu yëpp Coskas la xadara bi la rek du man xadara bi la du sama jëmm ju doye ji di xadara bi moo def ci man li ma nekk lépp xadara bi la. macha allah am na xam naa ni ñu des a bareetul. mais ma lay laaj bi topp jigéen nga macha allah amagoo borom kër gaa ngi maanaam tey dañuy waxtaan faaw ma laaj nga amagoo borom kër maanaam noo gérer situation boobu ak li nga xamante ni moom mooy sa tarbiya ci biir. waaw méttiwul na wax dëgg fa yàlla léeg-léeg sax gaa yi tooñ la waaw ñi ngi ñaan rek ñi ngi ñaan si barke mag ñi barke suñu maam di koy ñaan si barke sama baay bu baax ba Serigne Abdou Amin bëgg naa balaa déwén incha allah am borom kër mu may ñëw indaale ko waaw comme macha allah ci xadara bi daal lañu ne ñu ngi ci liggéey bi
parce que xarit yi wax na Kumba Koskas Samba Koskas. waaw gaa yaa koy def de. dem nañ ci après 2 ans rek ñu gis sëñ Mbaye ñu doon waaw Serigne Mbaye Samb ndeysaan moom buleel laa ko doon tooñee muy jiite fajar gi maa ngi tooñ naa leen yéen lu tax ngeen di nangu célibataire bi di leen di jiite di suñu borom di dogal dañoo jóge buleel dimanche defe naa jeudi ba lañ ko may soxna xaw ma mercredi ba ah macha allah loolu yëpp de ndam la rek contentement la parce que gaal gi génnoon lépp ci biir la ñu ni neen la waaw ñu ñooy ànd donc ñu ñoo miinante ñun ñoo mën a jaxasoo suñu biir te vraiment mbégte la rek waaw Kumba Koskas Samba Koskas njaboot juddu si ñu ne ah yow de sa papa ak sa yaay Koskas lañu bokk loolu moom fierté la si ñun dañ ciy kontaan rek. loolu macha allah ñu bàyyi la nga tàggoo joxe message. bu ko defee incha allah ñu yëkkati jotaay bi. xanaa di la gërëm rek di kontaan parce que Koskas yaatu na ñëpp a ngi fa nga tànn ma si suñu biir vraiment honneur la ak ci 8 mars bi di ci kontaan rek di fàttali sama mbokk jigéen ne que 8 mars du pour fësal suñu ay doléance ak yooyu 8 mars pour ñun ñi nekk ci entreprise ak di liggéey la di xeex suñu ay droit mais ci l'islam ñun devoir la ñu am amuñu droit ci l'islam on a des devoirs il faut ñuy fàttaliku loolu parité dafa am parité bureau la yam bureau parité eggul kër boo fa eggee dañ lay yilif nga am borom kër sa borom kër moo lay yilif soo amul borom kër sa waajur yi sa kër ga ñoo lay yilif ñun ay devoir la ñu am ci kër yi bu ñu xasee nag génn nag cadre kër ga nag laa am nañu ay devoir yooyu la ñuy xeex moo indi tey bii 8 mars suñuy doléance luy gën a ñoñal suñu lu ñuy gën a avancer suñu ay barabu liggéey ñu xool lu ñuy gën a defee ba daal am autonomie financière am suñu indépendance mais ne veut pas dire di koy incarner ci suñu ay biir kër wala ci leneen jigéen devoir lay am ci biir kër soxna Khadija ku ko xool rek ci ni ko mag ñi di waxee kooku ay devoir la du ay devoir la amoon musul kaas droit ñu am ku su mel ni suñu yaay fa wàddu wele tamit pareil suñu yaay maam Roxaya Njaay pareil ñu ñëw nag si suñu maam soxna asukan muy jigéen ju mën góor ñun nee naa jarul ñuy seeti feneen di fa jéem a ut ay modèle wala référence ku déglu rek ay mag ñi wax la kuy yaa astukan kooku rek doy na référence doy na modèle man de personnellement bu weesoo sama waajur bu jigéen yaa astukan moom rek laay xool mooy sama modèle awma beneen bu weesoo sama yaay ma koy nuyu ay Adja Gàdd mooy sama modèle bu weesoo moom soxna astukan awma beneen modèle jéggaanewu ma ko feneen waaw parce que ñi ñuy dem di jël ay référence ñun am nañ ko fii am nañu fii suñu ay soxna astukan am nañu fii suñu ay Fawade Wele am nañu suñu ay Maam Roxaya Njaay fii am nañ ko fi soxlawul ñuy dem feneen di ko fa jëli di remercier suñu yaayu daara soxna Astu Si mu ngi ñuy jàppale bu baax ci xadara bi di remercier suñu yaa Kala Mbay mu ngi ñuy toppatoo xiifuñu maruñu bu ñu nekkee Tiwaawan macha allah ñun ñooy tëb xewlu gi rek waaye xewlu gi moom daf ñuy fekk si may gërëm sama beneen yaay bu ñuy wax Bintu Fay di doom ci Al Amin kooku sama yaay la sama lépp la di gërëm suñu président Maam Ousmane Samb di gërëm suñu président jeunesse ñu koy wax Makumba Sow suñu vice président Abdourahmane Pay sama président section ñu koy wax Mamadou Faye Dakar 1 di gërëm sama président sous commission Mamadou Faye ak ñi ma bokkal pôle digital bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen di sant di am contentement di wax ne vraiment Koskas c'est une famille man am naa fa famille ñoom Bachir Diouf ñoom Badara Gueye ñoom Bouya El Hadji Malick Diouf Khalifa Ndaw intendant wu jeunesse famille la daal man daal xaw ma la laa war a wax parce que dama bàyyi famille ñëw amaat beneen famille waaw dañ may toppatoo di xool ndax maa ngi lekk
ndax maa ngi naan man Tivaouane damay naan man lan laa war a def ak man lan laa kii daal lan laa war a représenter ba attention bii ñu am ci man toppatoo gi dañ may taf si seen bopp vraiment man daal xaw ma nan laa ko mën a waxee daal mais daal kontaan naa lool di tëjee gërëm bi nag sama wasila di Serigne Moustapha Sy Al Amin man moo ma jox tarixa bi ci moom laa tënku di koy sant di koy gërëm si Malick di ñaanal nag suñu papa Serigne Abdou Al Amin kooku kenn la woon si ñun di koy ñaanal rek ak Serigne Papa Malick vraiment Baye Malick dem gu bette mu nax ñu mais sant yàlla rek ñu ne woon Seydou Aboubacar demoon na waaye bàyyi woon na ñu ko doon xoolee Serigne Cheikh Serigne Mansour Serigne Abdou suñu borom moom bu ñëwee ak ay dogalam rek mënuñu dudd dañuy nangu nag ay jullit lañu ay taalibe lañ ci loolu lañ ñu yar metti na nag mais ñu ngi koy sante yàlla ñu ngi gis Serigne Moustapha muy dalal suñu xel mu ñuy jiite koy ñaanal moom si Malick yàlla na yàlla yokk wér gi yokk fan gi yokk mën gi ba lépp lu mu mbëbët ci kër maamu ak ñun ñii njaboot gi mu jiite suñu borom yombalal leen ko di ñaanal sama papa Mansour Sy Abdou bu dëkk fii muy suñu wasila di suñu papa di suñu lépp am itte suñu baax lool waaw dañ leen di ñaanal rek ñoom waa kër suñu maam Seydi Hadji Malick amuñu si ñoom sago amuñu seen fay ñu ngi teg ci yoon bu baax daal di la sant di la gërëm kontaan naa trop jërëjëf. macha allah ñu ñoo gën a kontaan wax dëgg yàlla ci disponibilité bi ak waxtaan bi nga xamante ni 8 mars bi yow dañ ko jagleeloon pour ñu représenter au moins ci xadara Malike jigéen ñi nga xamante ni tey ñu ngi sonn ñu ngi def lu nekk ci daayira yi ñu ngi def seen doole seen xaalis seen lépp bu ko defee nag buñ la gisee yow dañuy fier bu ko defee loolu encouragement la ci ñi nga xamante ni suñuy rakk la ak suñu yaay yi nekk ci di wax rek ñu jàppale ñu encouragé ñu mën a am objectif bi nekk suñu kanam ndax jigéen bu nekk ci xabara bi yombul asabalaan nag ci position yi nga xamante ni ci ngeen nekk nii ñu ñaanal la ñaanal suñu bopp kon tey soxna Awa Gueye macha allah moo nekkoon suñu invité bu 8 mars bu ko defee daal noonu la ñuy tàggu yéen di leen jox dig daje ba beneen jamono ak jàmm soxna Awa ma lay wax 8 mars bu leen di ñëw 2022 buñ fi ñëwati yàlla fekk nga am borom. alama amiin bu bokk si kër gi si tarixa bi loolu lañ bëgg bu ñuy ñëw di àndandoo di burdu di dem gàmmu di dem àndandoo gàmmu Ndar di dem buleel macha allah yàlla baax na suñu borom mën na ko te dina ko def incha allah ñu ngi koy ñaan si barke Serigne Babacar Sy ak barke Baye Abdou. macha allah comme mbokk yi ñu ngi noonu di gërëm ñëpp di ziar ñëpp kon subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. في عدمنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الواهبين سيد الحمد الحمد لله الحمد لله